ne sa tur ak sa sant tey dañu ñëwoon ngir waxtaan ak yéen si coow bi nga xam si am na si stade municipal bu Ndande yaakaar naa ni umpul kenn képp koo xam si doomu Ndande nga dégg nga coow bi bëri yi nga xam si nit ñi ñu ngi ko siy dégg ma nekk ki nga xam si mooy le président de la jeune Chérif Ndiaye ak Khalifa nekk côté foyer ak man mi nga xam si maay le président du conseil communal de la jeunesse bu Ndande léegi nag dafa am coow lu bëri loo xam si am na ci mais du ma duggagul si détail si kanam damay bàyyi ki nga xam si mooy le président de la jeune moom mi nga xam si jotoon na fi convoqué ay réunions yu bëri ñu jotoon na ko fay waxtaanee yu bëri fii si Ndande avant ñuy somb li nga xam si mooy terrain bi nga xam si jamono toll monsieur le maire mi ngi ko doon aménagé mais coow li bëri na trop trop te li si gën a dangereux maa ngi la koy wax sànq président mooy gars yi bu ñuy wax am na ñu bëri ñoo xam si dañ naan la waaw la jeunesse ana la jeunesse gisuñu leen dégguñu leen patati patata te déggoo kenn koo xam si moom moo jug mu jaral ko déplacement dem seeti la jeunesse wala mu seeti keneen waxtaan seeg ñam ci war a waxtaanal amul mais loolu nga xam ne sax war nañ ko def ñoom seen jëmmi bopp defuñu ko sax mais li si gën a garaaw mooy dañuy jël ay accusations gratuites di ko teg sa kaw dañ leen a saxal mburaake dañ leen a corrompre dañ leen a jox terrain man sama ngor muy ma fu ñuy jëlee ay terrain wala leneen ak leneen di ko teg sama kaw non man dépassé naa terrain gis nga bu ñu amee loo xam si mën nañ ma ko jëndee dañuy xoole leneen parce que man tax dama du nit ku ñuy jënd avant tout mais dañuy dem sax au delà de la personne man sama jëmi bopp sax dem nañ ba membre de ma famille sax dañ leen di wax ni bokk nañ si ñi nga xam si dañ leen di corrompre actuellement mu tegee fan te pourtant nañ dem ku si ne mairie ngi noonu archive yaa ngi noonu lépp nga fa ku si ne am nga possibilité jamono ji nga dem nga vérifier li nga xam si moom ngay wax mais tey ñu bokk xalaat force tey ñu àndandoo force tey ñu xeexandoo lii force te yow toogoo benn yoon nga waxtaan ak ñi nga xam si ñoom nga si waxtaanal mais y a problème y a des choses yoo xam si yaakaar naa bu fekkee nit ki jug na pour wax ko wala jug na pour def ko war na mën a xool voie bi nga xam si mooy voie bu normal bu mu ànd ceeg moom mais la jeunesse amul lenn loo xam si def nañ ko mu ëmp leen damay ñëwaat si période bi nga xam si dem nañ toog ak ki nga xam si mooy le maire ñu waroon a wax si li nga xam si mooy stade bi mais ba mu jëree déplacé wu dañoo déplacé wu ànd ak le président de la jeune président foyer Massamba ancien joueur ak bu ma juumul Pape Diop y avait d'autres personnes yoo xam si ils étaient tous présents Mourou Boussa consort mais liñ fa jëlee dañoo génn jàkkaarloog ñi nga xam si ñooy àndaan parce que mënuñu dem buntu kër ku ne ñu fëgg ko koŋ lii lañ wax ak monsieur le maire koŋ lii lañ wax ak monsieur le maire mais dañoo génnaat si réseaux sociaux yi taxaw foofu wax leen li nga xam si loolu lañ leen war a wax ni leen carrément bi ñu duggee waxtaan ak mais du ma dugg si détail après ki nga xam si mooy le président de la jeune dina ko résumé waat dina si dikkaat mais am na wax yoo xam si rafetul jekkul ñaaw na boo gisee nit ñoo xam si dañ leen di mëqal cere wala dañ leen di mëqal sunguf wala dañ leen di mëqal leneen nit dañ koy xam man du ma nit koo xam si dañ koy corrompre te yaakaar naa tam ñi may séqal du kenn koo xam si nit ko la koo xam dañ koy corrompre dañuy dagg terrain dagguñu terrain dañuy kii booye nit tekk tey nga wax force boobu si boppam moom moo mën a ñàkk nit bu fekkee ne dafa am mbir moo xam si daf ko soxal wala il est impliqué sur cela mais woo ko ngeen waxtaan si terrain nga wala sax yow nga jéem a jug dem vers l'information mais loolu lépp amu si ana diw na ñëw fii wax par la force mais da nga nekk yow si tribunal yaa war a convoquer nit ñi yow yaa leen war a juger 24 heures sur 24 mais loolu amul de loolu amul y a des choses yoo xam si ñaaw na ñu koy teg si der nit wala ñu koy teg si kaw réputation nit waaw maire bu amee terrain yu muy joxe yaakaar naan am na neneen noo xam si mën na ko joxe yaakaar naan tamit am na neneen ñoo xam si war na ko mën a corrompre du moins ñi nga xam si ñooy la jeunesse lu dul di jël ay terrain naan maa ngi koy jox diw maa ngi koy jox diw man dama koy wax sax mais ce qui est anormal parfois le maire man ak moom rarement li ñuy boole sax man sax ma nekk sama chaîne bi di travailler pour di leen joxe information sax parfois daf may gën a sax may dem di toggoo di pencoo ko beroo si yu kenn xam man bu ma dee dépendre si politicien yaakaar naa ne kon dama avancé amul benn politicien je parle de tous les politiciens xam nga lu ñu boole caméra bi ak micro bi bu dul woon ak caméra bi micro bi mën naa sax bañ a séq ak ñoom benn relation ku ma si déplacé wala ku ma si gis bu dul caméra bi ñu taxaw nga war a def dara ñu waxtaanee ko mu jeex na mais du kenn koo xam si mën na ne El Hadj Mbaye lekkal na ma dërëm du ma Samba du ma Demba bu dërëm googu yàgg gën a ñëw sax déplacé wu boo gënaat du ma bàyyi ma fenn déplacé wu nañ defal nit interview tout ce qu'il faut bu ñu may jox sax seen xaalis mën la garder parce que jumel nii lañ doon daw mais dem nañ ba ki may àndal nee na ma carrément ñun dañuy liggéey kaf fowuñu mais c'est ce qui est normal mais yaakaar naa daal en résumé damay bàyyi pour ma bañ a guddal jox le président de la jeune mu jimalaatu ñu résumé waat ni problème parce que moom tamit boo nekkoon na si combat bi nekkoon na si kaw affaire yi bañoon bëggul woon dara ump la jeunesse te tamit amu woon lenn loo xam si tam doon na ko def sans collaboration te informé aussi ñi nga xam si doon war nañ leen informé damay bàyyi président de la jeune mu résumé. jërëjëf El Hadj ñu ngi nuyoo di nuyu waa Ndande yëpp
di wax ni coow li bari na c'est vrai. donc mais man bala may àddu ci problème bi. damay def tuuti historique. parce que dafa am benn jamono. ñu dem ba KMS 3 bi jaar ci terrain bi. ñu ni 63 millions la ñu war a jox terrain bi. en ce moment comme maa nekkoon président de la zone ma ni ñun comme ñun terrain bi ñoo ci liggéey il est bon ñun ñu xam lan moo xew ci terrain bi. mais comme nag man kenn léegewuma dara loo xamante ni mën naa si jàpp xam ni terrain bi jeunesse moo ko moom. ma ni li may def je ne vais pas convoquer la zone je vais convoquer tout le monde sportif ma convoquer monde sportif bi ñu daje fii ci Daaru Salaam ci rencontre boobu y avait des conseillers municipaux ña nga fa woon jeunesse bi ña nga fa woon presque mën naa ni couche yu bari ña nga fa woon. donc bi ñu ñëwee man maa convoqué rencontre bi parce que rencontre lu tax ma convoqué bëggoon ñu leeral ma quoi ñu ma xam man fan lay teg sama tànk quoi. bi ñu ñëwee ci rencontre bi la première question que j'ai posée mooy kan moom terrain bi. kan moom terrain bi mooy première question. bi ma ko waxee ñu fa jël kàddu yépp je pèse bien mes mots parce que liñ fa waxoon ci mbooloo la woon. am nay conseiller opposition bi am nay conseiller le maire actuel. amul kenn kuñ ci mënoon édifier ni ñu le terrain là appartient à la jeunesse. te ñi newoon ca combat bi fii bañ koy yóbbu fële ña nga woon ca rencontre ba. kon liñ ñu wax daal ci benn conseiller wax ko mu ni ñu terrain bi yéen a koy pratiquer kon yéen a ko moom loolu de lañ mujj jàpp comme wax man leen kon noonu la demee baax na. léegi man leen deuxième question léegi ñun comment faire pour terrain bi ñun ñu moom ko mooy sama deuxième question ñu ni ñu wax ñu wër def tour de table ñëpp wax après ñu ni léegi pour ñu moom terrain bi nañu def un comité ñu dem gis le maire ñu waxtaan ci ak moom. man ne leen kon baax na man ñaari question yooyu laa amoon ba ñu fa jógee ma convoqué ñi nga xam ni couche yu jeunesse bi ci lañu ak sport. muy yow di Khalifa di man ak di ñeneen ñoo xam ne ci sport bi lañ nekk ñu dem toog ak monsieur le maire ma poser les mêmes questions monsieur le maire répondre ñu terrain bi je pense 8 hectares la 8 hectares xam nga 9 daal je ne me rappelle pas ci nombre d'hectares bi mu waxoon mais ni ñu hippodrome la terrain lépp a ngi ci biir maintenant je vais vous affecter les 5 hectares. ma ne ko ñun monsieur le maire xam nga lu doon suñuy tànk. jeunesse bi am terrain boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp mu nekk seen nom. mu ne ñu loolu dinaa ko def. ma ne ko kon ñun d'une part li ñu doon wut am nañ ko. beneen bi mu posé ko deuxième question man ko dégg naa 63 millions du moins moom la ñuy jox terrain. ma ne ko ñun de bu ñu moomul terrain bi aussi ñun ñoo ko doon pratiquer lan nga ñu jox ci loolu mu ni dinaa jël li ëpp defaat ko ci terrain bi. muy 33 millions. donc ma ne ko ñun kon jeunesse li ñu doon wut je pense que ça genn-wàll gi saa faraw na bi ñu génnee ci rencontre parce que man musuma dajeeg monsieur le maire man seul fu may demee ak monsieur le maire je convoque la jeunesse je convoque le monde sportif ñu dem gis monsieur le maire ñaari yoon laa mos a rencontré monsieur le maire ci mu waxee terrain donc ñun ñu ñuy prêter lu ne wax nañ ñu ko lu ne wax nañ ñu ko mais ñun nag ñoo di nit ñoo xam ni duñu fu ne ñu waxe fa et cetera mais bu wax jotee rek dinañ wax. parce que man ñi ñuy wax naan man ak monsieur le maire ñoo ànd. am na ñu bari loolu la ñuy wax wala dañoo sexal mu lem dañoo sexal mu ràkk. may rappeler nit ñi. jarul sax may wax fan laa bokk. mais élection présidentielle. monsieur le maire da doon compter ay voix man may compter samay voix. effectivement comme ñu naan maa ngi moom booy monsieur wala noonu xamuñu. est-ce que dañoo bëgg ngeen di tojante mais du ma leen leeral. parce que man damaa jiite structure moom mu yor mairie bi. effectivement kon dañoo war a collaborer war a liggéey. ku bëgg nag ñu def leneen man du ma def loolu en tout cas dañoo war a liggéey te ñu ngi doon liggéey. beneen bi ci des mooy pour ñi xamul parce que bi ma fi nekkee président de la zone ba tey
fu ma tegalee monsieur le maire coupe tegal son principal opposant bu ñu mënee waxee noonu kon kan man bu ma fekkoon maa ngi monsieur le maire ñoo ànd yaakaar naa bu may tegal du ma tegal kañ yaakaar ni mooy opposant 4 ans yi ma fi nekkee kon loolu je pense que ensuite ñun dañu yarewul noo xamante ni sax dañoo mën a jënd suñu dignité parce que kenn amul njëgam. effectivement kenn dafa amul njëgam mais nag olof dañ ni lu teew a xam dafa yàggul lu teew a xam dafa yàggul fekk ku yaakaar ni man yaakaar naa fa dara wala am na lu ñu ma fay sexal yaa ngi nax sa bopp parce que doo ma fa gis donc loolu moom je tenais à rassurer tout le monde ci problème terrain ñun lii ma wax nii fi lañ ci yam lii ma wax nii fi lañ ci yam te travaux yi am nii ci terrain monsieur le maire musu ku ko woo ni ko kaay ne mu recevoir bi mais kooku ku mën a am loolu leneen looy def man de ñaari yoon yu ma ko sàkk audience yëpp il ma l'a accordé te dañu discuter ci terrain bi te li mu ciy def mi ngi ma ciy wax. quant à nit ñuy wax ay problème mu morcellement ak loolu ñun li ñu intéressé mooy. bu ñuy dem ñu bàyyil jeunesse loo xam ni sport la lu ñu mën a pratiquer parce que bu ñu fàttali aussi bu ñu fàtte nag ni bi may ñëw fii ci terrain bi amul woon dara. C'était clôturé, bien vrai que c'était clôturé. Mais si c'est mon premier discours final, j'ai dit à monsieur le maire, on a besoin d'une grille de protection pour que quelqu'un qui finit man ñoo respecté keneen ku fi ñëw ëllëg terrain bi sax ñu man ko homologué pour kalam essai bi fi amoon problème de déplacement amoon fi loolu ci la bokkoon. mu nekkoon combat ancien tamit. mu nekkoon ñu xeex ci di ci pas xeex sax parce que collaboration la fexe ba loolu am na fi tey. kon ñun ku ñu xam ci sport nga ñu xamee ak jeunesse li ko El Hadj wax sànq dama koy confirmer dëggal ko parce que man je pense que kuy def combat jeunesse da ngay jaar ci jeunesse bi kuy def un combat pour la jeunesse ñiy wax ñëpp di tourner autour mën naa ci citer ñaar mais ñi ci des ñëpp amul kenn koo xamante ne ñëw na ba ci man di ma Chérif qu'est-ce qui se passe wala lu xew wala nangam wala nangam dinaa ci remercier ñaari personnes. dinaa citer seen noonu nag parce que li ñu doon def dañ doon def ndax yàlla tax woo nañ ma conseiller ma wax ma ci lañ ci xalaat muy kenn muy Ablaye Gaye ak Bassirou Bey. effectivement donc ñooñu moom amuma sax pour na bul wax ni ñoom ci ñi ñu doon woo di ñu xelal di ñu teg ci yoon ci lañ bokk. convoqué réunion waxtaan ak ñun ñu tegu leen fii. mbir mi naka la demee parce que li intérêt ndànd moo ñu tax a jóg. nañu xool ba lépp rafet. man je pense que ni ñun ci loolu la ñuy dox. lu rafet la ñuy dox. sport la ñuy dox. sport la ñu gëm sport la ñu bëgg. leneen nag ku ñu bëgg a traité da leneen am nga ci droit mais l' essentiel nit sañ mën nañoo sédd ci gaalu xaj. mais duñ ca lekk. effectivement loolu nag moom ku nekk ku ne libre nga ah ku ne mën nga ñoo dëkkal fu la neex mais nag ñu ngi sant yàlla di baalu ñëpp àq. di baal ñëpp àq. bu fekkee li ñuy wax jub na ci yàlla la bu fekkee li ñuy wax da dëng na ci matadik nit la donc kon ci sunu matadi la di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq mais li falee ñu wax ci pour nit ñi xam pour fi ñu ci toll loolu moo tax parce que man mënoon naa ci sax bañ a wax parce que je ne suis plus le président je suis le président sortant mais comme affaire bi muy am man la fi fekk donc il fallait aussi ma leeral ci loolu parce que aussi bi loolu weesoo réunion bi weesoo parce que réunion bi yooyu yëpp pour ñu leeral lan woon ñu ci terrain bi ko moom lañ ñu génneel ni ñu am na terrain bi c'était affecté à la jeunesse après réunion bi te boobu dem nañ gis le maire bam ni ñu terrain bi dinaa leen affecter les 5 hectares boobu lañ ñu génneel ay kayit ñu ñëw maintenant le terrain appartient à la jeunesse ceci cela ma ne leen donc kon baax na donc boobu après la rencontre lañ ñu génneel ay papiers ñu terrain bi et je pense que ni si c'était de bonne foi on allait nous donner les papiers bien avant même bi fi KMS 3 jotee ñu dem ñu négocier xam ni lii ça appartient à la jeunesse. mooy li jaaxal ñu bëri ah teranga ju mel noonu. c'est ça léegi lu parce que man je pense que ni loolu du lu ñu war a nëbbu dañ ko war a léguer la jeunesse. léguer ko le conseil de la jeunesse. léguer ko le foyer ñu xam ne lii ñoom ñoo ko moom seen alal mais doo bàyyi ba ñu def li ñuy def ba pare dox ci suñuy tànk nga génne ay papiers ni lii c'est pour la jeunesse donc fekk ñun dem nañu rencontrer le maire wax ko ni ko. bam ñu les 5 hectares je vais vous affecter ça
donc loolu affaire bi noonu la demee. quant à nag yeneen ñi wax ay morcellement loolu noonu ça ne nous engage pas. président kon dégg ngeen li nga xam si moom lañ ñëwoon pour leeral leen ko si terrain bi. vraiment dañ leen di sant di leen gërëm di jéggal waat ñëpp nag comme ni nga ko waxee woon si commencement bi. parce que affaire bi métti na. bëri na coow. mais tamit am na yenn pression yoo xam si bu ñu ko bëggee teg tamit si kaw nit ki tamit man moom je ne fonctionne pas comme ça. te xam naa ne tamit du yéen a koy nungu. li nit ñi di jàpp naan jox nañ leen di def nañ leen ça importe peu. waxi kese comme li nga wax sànq l'essentiel daal du yenn accusation yi bu ñu la koy defal bu mu la ca fekkee yow. vraiment ñu leen di jéggalu parce que tamit am na ñoo xam si mag nañ ñu papa mat nañ ñu mat nañ ñu yaay mat nañ lu ne coow li bëri na ku si ne tamit na jàppe ni nga xam si noonu la ñu waxee peut-être mbir mi fi mu ñu toll wala wax fi mu egg si ñun yenn wax yi boo ko dee dégg si mbedd mi wala ngay dégg yenn audio yi ñu koy tas si dëkk bi day doy waar quoi day doy waar te yaakaar naa tamit yàq réputation nit xool noo koy defaree moom moo ko jàmm parce que ñëpp ñoo ko bokk espoir ñëpp développement espoir moo ñu intéressé moo ñu ñor développement ndànk moo ñu intéressé bu dee yeneen cas nag ku ne mën ngaa dem say effectivement booru politique jotee ku ne nga wàcc sur le terrain yooyu moom ça importe peu kon ñu leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax jërë ngeen jëf